fawfawlu funnange amaru yawhirnange inna allaha billibadi bashiran jinna monoko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkol jinna monoko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkol jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allah hulu allah samadu alfayu jayri alfayu batino kurjinna sojinna ulde koro yanna nabi durete sojinna 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 kisi kasa koye kasi samsi samorushi jata luru lere bire bamba 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 bireti bamba jata luru lere bire bamba bireti bamba fawfawlu funnange amaru yawhirnange inna allaha billibadi bashiran jinna jata luru lere bire bamba bireti bamba mi bawro midi gido makko na fi ganyo makko miri ley hudo piti dow hudo jibbi jabba jibi ganyo makko e ladde nanga nima mawla pit wili kuntinyo nyimili nyo masane bara jaw pit wili kuntinyo nyimili nyo masane bara jaw pit wili kuntinyo nyimili nyo masane bara jaw samuki jata luru lere bire bamba monokobi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkol jinna monokobi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkol jinna monokobi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkol jinna monokobi tolotege talatege allah kantan annabi kantan allah kantan annabi kantan jomiraɗo allah kantan annabi kantan allah kantan annabi kantan allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkol jinna atake approché jinna approché atake approché atake approché jinna monokobi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkol jinna monokobi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkol jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batinu kurjinna sojinna ulde koro yanna nabi durete sojinna sojinna sambi du nit ki moo fi ne du nit ki tey dafa ñëw pour faju si ñu suur ko cuuraay volcan bi léegi li nekk ci moom mooy manifesté wu waaw fu mu nekk nii du nit ki nii instant bi du nit ki waaye li ne ci moom mooy manifesté wu waaw li ne ci moom mooy manifesté wu yaram bi yëngu parce que volcan bi ñu ko suur la day réveillé lépp lu nekk ci yaram bi sant bi du nit ki mooy nekk ni maanaam li mu àndal mooy manifesté wu fu mu nekk ni gis nga ko li mu àndal mooy manifesté wu Chers internautes, chers téléspectateurs,
Merci de votre fidélité et merci vraiment de votre confiance, de la confiance que vous accordez à la chaîne donc TMS TV, la chaîne qui montre toujours ce qui était caché. Donc vous voyez une dame qui est en train de faire des gestes. Parce que c'est pas elle, c'est pas la personne qui fait ça, mais c'est un djinn. Voilà, donc djinn, elle était venue vraiment se faire soigner. Quand elle est venue, elle a eu à utiliser, donc on lui a administré, on lui a donc donné, je veux dire, l'encens, ce qu'on appelle Churai Volcan Johnny Johnny. Donc, et avec cet encens qu'on appelle Churai Volcan Johnny Johnny, donc les choses ou bien les djinns qui étaient dans son corps sont en train donc de se manifester. Donc vous voyez, elle est en train de faire des gestes qui sont un peu difficiles à comprendre parce qu'elle est en train de faire sortir. Donc c'est le djinn qui se manifeste, qui est en train de faire sortir donc les choses du corps de la femme. Donc vous avez vu, le djinn utilise donc les mains de la femme pour faire ces genres de gestes, donc pour masser sa tête de temps en temps, pour masser donc son dos de temps en temps, parce que c'est l'encens, ce qu'on appelle le churai en wolof, donc volcan Johnny Johnny, donc qui est tout simplement en train de remuer les choses qui sont dans son corps, je veux dire les djinns qui sont à l'intérieur de son corps, parce qu'il y a beaucoup de djinns peut-être qui sont donc dans son corps, comme le marabout l'a si bien expliqué. Donc vous voyez des gestes incroyables que vous ne pourrez pas comprendre parce qu'une personne normale n'aurait pas besoin de faire ces genres de gestes. Donc restez sur la TMS TV et vous saurez chaque jour ce qui se passe donc dans la maison du Khalif général des djinns, the King of the King, donc le grand guérisseur, le roi de la médecine traditionnelle. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel, the channel which is showing every time what was hidden. You see it, and this very lady in front of me is doing every kind of action because she's just possessed by a jinn, and then the jinn is doing actions trying to get some the things out of the body of the very lady, because you see the jinn was inside her chest, and that's why she's touching her chest, because the jinn is touching. When I talk about her, I'm talking about the jinn, because that's the jinn action right now. What you have to understand is that lady just came to be held by Marabout Thierno Moulay Sow, and then when she came, the Marabout just gave her, what we say, Churai Volcan Johnny Johnny. And because of that Churai Volcan Johnny Johnny, what you're doing on, some charcoals, if you do it, then you will be having this kind of things, because when you have some jinns in your body, you use this Volcan Johnny Johnny, this kind of jinns will be, moving here and there. That's why you see then this lady doing actions like this. So I give the floor to Thierno Moulay Sow, the King of the King, the Marabout, the Khalif General of the jinns, who will just deal with his healing process. Siki yow la kan? Yow la kan? C'est qui? Comment tu t'appelles? No tudu. What's your name? C'est qui? Yow la kan? As you hear, then the Marabout Wahal yow la kan? asking to the jinn his name. That's why he said, Wahal c'est qui? Yow la kan? Who are you? Comment t'appelles-tu? What's your name? It is just to know the name of the thing that is acting inside the body of the very Yow lan nga? That must be normally a jinn, but we're gonna understand after. Alors donc ça doit être un djinn qui se manifeste dans le corps donc de la dame. Le marabout, le grand guérisseur Thierno Moulay Sow est en train de lui demander son nom. Donc vous voyez, il lui dit Yow la kan, comment t'appelles-tu? Qui es-tu exactement? Donc vous allez voir la suite. Restez avec nous sur la TMS TV. Yow la kan, yow lan nga? Dans quelques minutes. Yow lan nga? Néna xamul mom la kan. Déjà jinne bi la fu mu nekk nii mooy révolé maanaam mooy développé quoi.
parce que dañ ko waaw mooy manifesté wu dañ ko suur cuuraay volcan bi instant bi nag moo yëngu c'est qui yow la kan yow lan nga kon Moustapha bu mel na cuuraay bi volcan Joni Joni am na doole trop ndax boo ko suuroo bu amee lu nekk sa yaram dafa vraiment yëngu. day manifesté wu day yëngu sa ndaw si ñuy gis comme ni ko sëñ bi waxee ndax xalif général day jën dafa ñëwoon pour faju si tey la donc tey la bu ñëwee tàmbali pour quoi faju si tey la tàmbali ñu jox ko cuuraayu ñu suur ko pour daal li di nekk ci moom. suuru donc gis nga bi mu suuroo ni ko mbir mi def donc c'est ça quoi alors donc mu doon lu doy waar cuuraayu volcan Joni Joni doole bi mu am ñëpp war ko xam donc du loo xam ne lu ndaw la Moustapha mu mel ni li nga wax Saliou dëgg la cuuraay volcan defe naa àdduna yëpp war nañ koo xam parce que gis nga biñ ko defalee ba léegi sëñ baa ngi lay wax ni du nit ki mais jinne bi mooy manifesté wu fi mu ne nii. waaw donc fii moom defe naa ni. waaw képp ku fi ñëw rek kër xalif général des jinne di Thierno Moule Sow xam nga luy cuuraay volcan mu nekk loo xam ni am na solo dimbale ne ñu bëree bëri fii ci Sénégal mais également dimbale ne ñu bëri ñoo xam ne ñi ngi nekk ca bitim réew parce que bés bu ne nga gis ñu bëri di ci def commande ba États-Unis ba Angleterre ba Italie tey rek am na ñu bëri ñu ci def commande. waaw tey rek am na ñu fi ñëw xam ne nit dëgg du def loolu moo tax sëñ bi toujours sax boo déggee ci ay kàddoom da lay wax ni jinne kenn du ko gis waaye yàlla wàcce na ñoo xam ne ci kaw suuf ñoom dañuy wax ak jinne yi dañuy gis jinne yi comme ku mel ni Thierno Moule Sow donc nga gis nii ci image yi soxna si du moom waaye jinne bi mooy manifesté wu nii moo tax ma bëgg a insister toujours ci cuuraay volcan bi cuuraay volcan bi defe naa ni am na solo te toujours dañ koy bàyyi xel te ñu bëree bëri presque dañuy ñëw di ko jël si fii ci kër gi c'est comme également comme t-shirt yi nga xam ni dañ koy jaay fii ci kër gi di dimbale askan bi ñu bëree bëri c'est comme également ñi nga xam ni dañuy seetaan vidéo yi à travers le monde nga dégg souvent ci yenn émissions yi ma ci interpellé sax sëñ bi parce que day am ñu bëri ñoo xam ni bu amee lu nekk ci seen yaram bu ñu nekkee même ba bitim réew bu ñuy seetaan vidéo sëñ bi rek lépp loo doon santi ci sa yaram day dëñ donc mu nekk loo xam ni am na solo ngeen a gis soxna si ci image yi nii sëñ bi nag ci pouvoir xam-xam bi nga xam ni suñu borom da ko may mi ngi def ay mëninam pour fexe jinne bi daal di génn ci moom te defe naa ni li ci gën a am solo mooy da ngay gis ñoo xam ni dañuy ñëw fii ci kër gi sëñ bi génne benn jinne ci ñoom ñu dem ñëwaat sëñ bi génne yeneen jinne ci ñoom am na ñoo xam ne sax sëñ bi day génne ci ñoom ay jinne yu baree bari kon nga gis jinne yi dañu am pouvoir ci kaw suuf gis nga jinne yi nu ñu jaxase àdduna bi rawatina nag réew mu mel ni Sénégal nga xam ni fi jinne yi doon dëkk yëpp nit ñi dëkk nañ fa donc mu nekk loo xam ni doy na waar jaaxal na àdduna nga gis fële ci salle d'attente bi patients yi ñu ngi fa fees dell te bés bu ne ñi ngi ñëw kon dafa mel ni mbir mi defe naa ni fii ba àddina du tukki du mës a jeex waaye nag dañuy wax ni suñu borom wàcce na ñoo xam ne ci kaw suuf ñu mel ni Thierno Moule Sow defe naa ni bu ñu amul woon fii ci kaw suuf kon defe naa ni àdduna bi tukki na bu yàgg donte nag moom loo ko wax ci pouvoir da koy delloo yàlla suñu borom donc mu mel ni loolu aussi lu am solo la am na ay borom xam-xam yoo xam ni également dëggal nañ loolu bu ñuy ñi nga xam ne dañu am habitude di seetaan TMS TV parce que sëñ bi boo ko interpellé ne ko sëñ bi da nga am xam-xam da nga am doole da lay wax ni yàlla lépp ci suñu borom mooy Allahu donc je pense que loolu am na solo Saliou. am na solo trop comme ni nga ko waxee donc ngeen di gis ndaw si muy def ay gestes yu doy waar parce que du moom moo koy def mais jinne bi moo koy def donc du nit njaay comme ni nga ko waxee mooy def gestes yi donc jinne bi mooy manifesté wu bi mu fi ñëwee suuru cuuraay bi rek li nekk ci yaram day nekk ci yaramam day manifesté wu xam naa dañuy bàyyi sëñ bi mu xuusandi tuuti ci paj mi ak bu ko defee ma ñëwaat ci anglais ak français bu ko defee suñ mbokk internautes yi déggul wolof daal di comprendre li fi xew ci kër gi. jërëjëf Moustapha Fall jërëjëf Saliou Samb macha allah. c'est qui yow la kan c'est qui nee
na xamul moom la kan déjà jinne bi nee na xamul waaye nag dinañ wax moom la kan sant bi nekkul ci jàmm yow la kan yow lan nga dégg nga moo ngi naan xamuma ma ne ko yow la kan nee na xamuma yow la kan ne noo tudd mu ne xamuma instant bi nii jinne bi il est un peu souffrir maanaam moo ngi sonn woy parce que volcan bi aussi dafa am doole moo ngi dugg na fu ne ci yaram bi mu ngi koy yëngal bu baax a baax instant bi jinne bi xamul bëccëg xamul guddi volcan dafa am doole moo tax cuuraay bi macha allah ñi ñaa ngi ci commandé partout dans le monde mais nañ ko gën a ut kër gu ne war na am cuuraay volcan def ko foofu pour en cas parce que parfois jinne yi mun nañ yoxos wala dëmm yi ay xaaju guddi ñu jékki-jékki rek daaneel fa kenn boo amul cuuraay bi mun nañ fàtt nit ki ñu rey ko moo tax njaboot gu ne war na am cuuraay sa biir kër pour en cas bu ne xaas rek boo gisul loo xam nga boyal fourne ci saa si ne ko fa puy bu ko defee mu saxaar dëmm yi daw wala jinne yi gis nga ndaw si il est sérieux nit ku calme la mais fu mu nekk nii jinneem bi instant bi moo yëngu mais jigéen la ju teey ji nga xamante ne dafa calme waaw gis nga ko instant bi jinne bi dafa yëngu te moom bu expliquer seen waa kër yi gëmuñu loolu gëmuñu affaire jinne ak yi nii te moom gis nga fu mu nekk ni jinne bi instant bi yëngu na instant bi ni sëñ bi parce que Saliou ma ne mu mel ni kàddu yu ñu dégg léegi ci sëñ bi nekk na kàddu yoo xam ni yu am solo la cuuraay volcan bi defe naa ni kër gu ne fii ci kaw suuf kër gu ne war nga ko mën a am parce que xam nga mbiru jinne moom daa nekk loo xam ni day bette te fu ne la mën a yëngu waxtu bu ne la mën a yëngu te am na ci yenn waxtu yoo xam ni doo mën a yëkkati nit ki di ko indi fii parce que sëñ bi aussi nit la rek day sonn donc ku nekk boo amee cuuraay bi defe naa ci sa kër dina la dimbale ci lu baree bari njaboot nag borom kër day fagaru dañuy wax fagaru moo gën faju bu fekkee ni jënd nga ko garder ko sa kër heure bu mbir yi yëngoo rek nga taal dina la dimbale ci lu baree bari loolu moo tax cuuraay volcan bi defe naa am na solo ba sax gis nga soxna si presque xàmmewul fi mu ne nii jàjj ak joor fi mu ne nii jinne bi moo ne ci moom ndax cuuraay volcan bi nga xam ne jinne bi lépp lu mu defoon nag mu ngi koy génne jinne bi lépp lu mu defoon mi ngi koy génne gisoo muy génne lu mu defoon ci moom ci loxo yi pour téye wërsëg bi gis nga lépp lu mu defoon mu ngi koy génne gis ngeen ko parce que cuuraay bi moo ko sonal déjà liggéeyu cuuraay bi la rek d'abord liggéeyu cuuraay bi la waaw liggéey kon cuuraay bi am na solo volcan cuuraay bi am na solo volcan bi moo détourné jinne bi moo ko manipuler ba lu nekk ci ndaw si instant bi gis nga ko moo ngi koy faxas mu génn après ñu daal di insister waxtaan ak wax ak jinne bi ça va continuer defe naa cuuraay bi sax dafa wuyu borom parce que bu ñu ne cuuraay volcan xam nga volcan moom képp ku ko xam ni lu doy waar la ci kaw suuf volcan moom lu mu romb du fa bàyyi leen cuuraay bi aussi defe naa noonu lay def ci koo xam ni li ñuy wax ci tubaab elle est possédée par un jinne koo xam ni jinne dafa nekk ci sa biir yaram waaw jooni aussi loo xam ni teew mu teew la te defe naa ni teew mu teew moom dafa am solo également ñu koy gis aussi ñu koy jëfandikoo fii ci kër xalifa général des jinne mu nekk ay mbir yoo xam ni yu yéeme yu extraordinaire li ñuy wax ci tubaab nekk na loo xam ni également lu am solo la waaye li ci gën a am solo encore tey ci bëccëg am na fi ñoo xam ni gis naa leen sax ñuy waxu ay t-shirt yoo xam ni ku mel ni Alseyni mi ngi ci waxtaan ak clients yi di leen ci jaay souvent donc loolu aussi également lu am solo la donc nit ñi aussi war nañ fexe di bàyyi xel lacoste yi ak t-shirt yi waaw nga xam ni boo koy sol rek presque da ngay protéger wu mais également li gën a am solo mooy ñi nga xam ni aussi ñi ngi fii ci kër gi aussi li nekk ci loxo yi li lay génnee fu mu nekk nii am na ay mbir yi ñu defoon ci loxo bi soxna si du am dara nitu wërsëg la mais instant bi mënatul am dara waaw lépp lu mu dugg mu yàqu
lu mu yaakaar mu tas instant bi ni moom mënatul am dara. Okay, ladies and gents, you can see, what the lady, this very lady hypnotized by a jinn right now is doing. You see then how she is doing, because that's the jinn doing this, because you see the jinn was just preventing her from having money in her life, and then you see she's doing this kind of things because the jinn is using her hands so as to, get out whatever he made inside her body. So if you see this, dear ladies and gents from Europe, from United States, from America, from British, from England, something like that, you must ponder over it and try to see how to get Volcan Johnny, because Volcan Johnny, that Churai is really good for you. If you have it in your house, you can avoid this kind of situation, because a jinn can get inside a person and avoid him or her to have, whatever he likes or she likes in her life. Because, as you're living every time, you must have money, you must, gain your life, you must, have better living conditions. But the jinn can just block you, can just prevent you from having all this. You see that the Marabu Charnamulay, so the king, the Khalif General of the jinns, using right now the water, pouring it on the body of this very lady, so as to permit the jinn to get out from the body of herself. You see then what is happening right now in this very house, in the house of Thierno Sow, the king, the Khalif General of the jinns. Alors vous voyez, chers auditeurs, chers internautes, je dirais bien, chers téléspectateurs, ce qui se passe actuellement donc dans la maison du Khalif Général des djinns, Thierno Moulay Sow, la femme qui fait des gestes, parce que c'est pas elle en tant que personne humaine qui fait ces gestes, mais c'est le djinn qui la possède qui est en train de faire ce genre de gestes, parce qu'il est en train de sortir tout ce qui était dans le corps de la femme. Parce que vous voyez le volcan Johnny, ce qu'on appelle l'encens, Tchouraï en Wolof, est extrêmement fort que si vous l'utilisez. Donc ça permet tout simplement à tout ce qui était dans le corps de la personne humaine de sortir, de se remuer. Donc vous voyez ce qui se passe exactement. Donc la personne est en train de faire des gestes, parce que c'est pas une personne qui est en train de faire ça, mais c'est un djinn qui fait ça exactement. Donc c'est important et les gens doivent y penser, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, en Angleterre. Les gens sont en train de commander ça tout simplement pour l'avoir, parce que c'est important d'avoir ça dans sa maison pour éviter ces genres de situations. Parce que vous savez, chers internautes, chers téléspectateurs, les djinns peuvent profiter de n'importe quelle occasion pour s'introduire dans le corps humain. Mais si on a le volcan Johnny, ça peut tout simplement faire sortir ces djinns et les éviter tout simplement de s'introduire dans le corps de notre humain, de notre être humain du moins, qui vit dans la maison. Donc vous voyez, chers internautes, chers téléspectateurs, même les t-shirts de Thierno Moulay Sow, le king of the king, le Khalif général des djinns, peut tout simplement éviter à la personne d'être hypnotisée par des djinns. Donc restez avec nous toujours sur la TMS TV, votre chaîne préférée, donc la télévision qui montre tout simplement ce qui est souvent caché. Donc restez avec nous et surtout on vous remercie de votre fidélité. Machallah, jërëjëf Saliou Samb. Ok, jërëjëf Moustapha. Léegi gis ngeen ko, jinne bi moo ngi manifesté wu ci yaramu xale bi. Am na yu bëri yi nga xamante ne woon na ci yaram bi, daanaka gis ngeen ne génn na. Am na yu bëri yi nga xamante ne moo ngi woon ci yaram bi, déjà gis ngeen ne génn na. C'est qui? Fawfawlu funnaange amaru yawhir naange anallaha billibadi bashiran jinna monoko bi tolotege alatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkor jinna monoko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkor jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allah hulu Allah samad alfayu jayri alfayu batino kurjinna sojinna uldi koro yanna nabi durete sojinna kisi kasa koy kasi samsi samorushi jinna c'est qui yawla kan yow la kan
yow la kan yow lan nga mun nga wax wala munoo wax xamoo yow lan nga lan nga yow lan nga yow lan nga mën nga wax wala munoo wax waxal c'est qui comment tu t'appelles lan nga waxal waxal c'est qui waxal bañuma wax waaw bañoo mais yow la kan yow lan nga war nga xam kay lan nga waxal mën nga wax wala mënoo wax mbokk yi gis ngeen nee na xamul moom la kan léegi nag na wàcc foog mu wax ñu moom la kan d'abord pour ñu xam ci tànk yi lay commencé tànk yi laa koy commencé waxal may yéeg di yéeg jaan bu mel nan nga di yéeg ba ci ndigg bi waaw yeneen saa yi ma toll foofu yem foofu moo tax foo ko fekk waaw muy jàmbat foo ko fekk muy jàmbat lan ndigg buy metti muy jàmbat ndigg buy metti léegi mënatul def dara waaw mënatul def benn liggéey liggéey kër mënatu ci dara waaw day gis këram waaw loo xam ne daf koy metti waaw bëgg kaa setal waaw du ko mën yëre jëkkëram sax waaw t-shirt sax waaw la wax waaw su ko fóotalee ci këram waaw dama koy won loo xam ne jour boobu tuddal mbokk yi xam ngeen ne jinne bi dafa soxor nga am sa jëkkër boo laalee fóot tisetam sax moom mu sonal la mu won la lu doy waar ba ëllëg bu sa jëkkër ne fóotal ma nga bañ xam nga ne kon kii bugul sëy bi nee na jaan la parce que depuis sànq nangul wax mais ba ñu bëggee indi vite fait bi rek ci la ne jaan la parce que dañ ko bëgg instant bi sotti vite fait bi nag nekkul jinne bu fi ñëw ñu sotti ko dañ ko wax loo mu wax ba pare ñu doog koy sotti ñu bëri ay jamono dañ naan sëriñ si yàq nañ vite fait yi léegi dindi nañ wax boobu ñu ne léegi ku fi ñëw dañ lay sotti vite fait bi maanaam suñu secret ci vite fait bi la nekk déedéet nii sotteeguñ ko vite fait bi mais cuuraay bi lañ ko suur volcan joni lañ ko suur ndax parfois yenn jinne dañuy daw bu ñu dawee boo leen suuree volcan bi fu jinne bi doon laqatu volcan bi da koy xëcc mu ñëw léegi nag instant bi jinne baa ngi fi nee na jaan la léegi nag bàyyi leen ko mu wax lu mu yàqal xale bi déjà dañ ko bëggoon sotti vite fait bi mu wax mu ne moom jaan la léegi nag nga wax yow la kan ak loo yàqal xale bu jigéen bi ak fan nga jaar ak moom nga wax waaw na ko dëkk micro bi mun nga wax ma xale bu jigéen bi kañ nga ko dugg depuis ñaataat mais dang ñuy wax à peu près ñaataat yaa ngi dugg xale bu jigéen bi bu mu xamee bu mu xamee ne nit la musul am jàmm maanaam à peu près moom ba mu xamee boppam nit la loolu kañ la bépp mu nekkee xale dégg ngeen kon parfois comme liñ doon dégg ci vidéo yi ñu naan damay jël ay jinne dugal ko nit ñi ñuy daanu xam nga loolu ay kàcc la déjà man bu ma jàppee jinne damay laaj kañ nga ko jàpp déjà xam nga ne nee na ba mu nekkee xale te kii ba mu nekkee xale boobu man fajuma kii xam naa ne bu ma koy mag du bari wala sax xaw ma aasam nag waaw kon li yëpp day moo tax bu ma jàppee jinne dama koy laaj depuis kañ nga topp kii foog waaw mu wax
comprendre nga ne depuis mu xàmmee nga ko jàpp moom xale bu jigéen bi ñaata at la am ah waaw déjà kii moomu mag sax nag man aw ma 40 ans waaw déjà man mii moomu mag xam naa nag Moustapha moom moo koy war a mag tuuti waaw déjà moom am na 40 ans après dinañ leen utal ay petit kii ndaw yooyu pour après wax naa ko yaat ma ay petit pouf waaw parce que jonkoñ bi nii dina metti quoi mais dinañ leen utal ay petit pouf xamante ne dinañ ngeen ci mën a toog wax naa ko yaat ma waaw pour ngeen am foo leen di toog aussi ah waaw léegi na wax moom la kan yow jaan nga léegi yow moom ñaata jinne ñoo ko topp yow jinne nga wala dëmm nga wala rab nga wala lan nga yow jinne nga yow ñaataat nga am nu ubbi buntu bi ubbi buntu waaw ah lu tax xamatoo parce que xam naa lu mu yàgg ak xale bu jigéen bi moo tax léegi yow sànq nee nga bu demee ba fóotal jëkkëram sax da nga koy teg lu métti lan mooy problème am yow xale bu jigéen bi da nga koo bëgg wala da nga ko bëgg a yàqal da ngay wax ci kaw da nga koo bëgg sa lan la moom xale bu jigéen bi si nga mbokkuy jinne baa ngi ree da nga koo bëgg wala kii mooy sama dund. ah mooy sama vie. kii mooy sa vie nee na xale bu jigéen bi mooy vie am léegi nag moom mooy sa vie dégg nga mu nee na xale bu jigéen bi mooy dundam ah bu nekkee sa vie nag moo tax ngay dund waaw lan moo tax ngay dund nan lay taxee nga dund ah waaw moomal ko sama bopp. da nga kaa jël moomal ko sa bopp kenn waru kaa jege. kenn waru ko jël kenn waru kaa xool. kenn waru kaa xool lu tax parce que naa ko moom. yaa ko moom sa jabar la wala da nga kaa bëgg wala sa xarit la da nga kaa bëgg am nga ak moom njaboot wala da ngay ànd ak moom wala ah maanaam da ngay sëy ak moom ah day sëy ak moom moo tax buy sëy ak jëkkëram du ci yëg dara parfois jigéen day ñëw fii ne ma maa ngi sama biir néegu sëy mais xaw ma luy bànneex maanaam xaw ma lan mooy plaisir maanaam xaw ma dara ma ne ko waaw mu ne ma parce que bu may ànd ak sama jëkkër du ma yëg dara loolu bëri na jigéen yu ñëw di ma ko jooyaatu ne ma damay ànd ak sama jëkkër rek waaye man du ma yëg dara loolu ñoom la yaa ko moom léegi lu tax moom buy ànd ak jëkkëram du yëg dara xool ko kenn amul droit xool ko. hee mën nga wax wala mënoo wax ci kaw droit xool ko kenn amul droit xool ko. kenn amul droit xool ko amul góor amul jigéen amul xale amul. léegi jëkkëram bi ko takk nag ci farata ak sunna nag Muhammad kooku affaire am la. kooku affaire am la mbaar yàqaloo jëkkëram dara aussi yàqal ma ko dara parce que faalewoo jëkkër ji est-ce que jëkkër ji xam na ne jinne moo ko topp waaw noonu mooy gën a jekku yow mun nga demee ne après ngeen waxaale waaw commencé naa. waaw noonu baax na commencé waaw. naa gëm parce que daanu gëm. léegi après yéen da ngeen di commentaire ci lu muy wax waaw waaw dafa nekk nit ku maandu. kan soxna si nit ku teey. dafa nekk nit ku maandu nekk nit ku teey xol bi. waaw boo ko xaree. waaw comme perkal. xol bi comme perkaal comme perkal. léegi nag xol bi nu mu nekkee buy iñaanee nit sax waaw daf lay bañ. aha buy wax ci nit lu bon nga yéene mu gis nga yéene nit lu bon waaw daf lay bañ. daf lay bañ daf lay bañ. du bëgg sax am affaire ak yow. du bëgg am affaire ak yow déedéet waaw déedéet. moo tax nag waaw comme kii dafa raar tey ci àdduna bi. ah ku mel ni kii dafa raar dafa raar. léegi nag yow jinne bi yow jinne bi xanaa yow maanaam qualité yooyu nga gis ci xale bu jigéen bi moo tax nga dugg ko ah léegi yow xale bu jigéen bi
yow loo koy jëriñ da nga koy yàqal rek wala da nga ko am loo koy jëriñ. jëriñ ma ko dara. jëriñoo ko dara da nga koy yàqal rek. daal. waaw. man daal na nekk ak man rek. na nekk ak yow. kenn du ko defal dara. ku ko yéene sax. ku ko yéene sax. ku ko yéene. foo ko waxee. waaw. foofu lay génnee sa xel bi. pourtant wax na ma loolu nee na ma keroog ba mu ñëwee fii lu mu yaakaar rek day tas loolu la ma wax. parce que lu mu ñëw fii di faju sax daf ko lijjanti. am na lu ma jox mu am lu mu dese. waaw. Moustapha mu nekk lu doy waar. ni nga ko gisee nii sëñ bi jot na donc laaj jinne bi nga xam ne moo dugg ci xale bu jigéen bi muy expliquer lu bëri. ku bëri yërmande. nee na ku bëri yërmande la voilà. ku kenn xamal ko su doon dee sax. Okay. She doesn't want anybody to know what she is living right now, you see, or what she's living in her life. She's a person, you know, living only alone without talking to anyone else. Not even talking about her life or about, you know, her husband, about her secrets. You see, her friends, oh yeah, her parents, her family, everybody, all her neighborhood. All her neighborhood, because, you know, everybody that's seeing this very lady would be, you know, believing in her because, you know, she's a person keeping secrets. You see then, ladies and gents, dear followers of TMS TV, the Khalif General of the Jinn, Thierno Moulé Sow, the King of the Kings, you know, showing again his power, showing again his strength in front of the jinns. You see then the jinns hypnotizing this very lady on my left is just talking because he was asked some questions by the Marabu Thierno Moulé Sow. From the beginning, you know, the jinn wouldn't like to talk, but now she's talking, or he's talking, sorry, because the Marabu just was about to use the, you know, the Volcan, not the Volcan Johnny, the Volcan Johnny, we just use it, you know, when she came in this very house, when the person just decided to come to be healed by the Marabu Thierno Moulé Sow. We used the Volcan Johnny, and then, you know, the jinns being inside her body, you know, was doing actions, was doing movements, you know, like a snake, because he was touching everybody in her shoulders, using the hands of the very lady to do movements like a snake. And then when the Marabu was telling her, yes, you have to talk, was talking to the jinn, asking her, you know, asking the jinn, sorry, his name, something like that. The Marabu wouldn't like to talk, but he knew that it was a snake. Then, you know, when he was about to use the vitfe, then the jinn just decided to talk, saying that I'm a snake, I'm a big snake, I'm a big snake. You see then the kind of movement that this lady is doing, because the jinn is doing it, it is a snake doing this kind of movement. The Marabu knew it, but he wouldn't like to talk. He just would like the jinn to say it himself. You see then the jinn saying that he's just preventing the lady, you know, this very person to live nicely, to live happily, because he's just preventing her from having money, from, you know, living a nice life. Even when somebody needs, or when somebody is willing to give him something, to give her something, sorry, you know, that thing won't be, you know, really on time, because you will just remove it, you will just let it down because of the jinn. You see then how jinns are destroying lives of human beings, because they will prevent you every time to have money, to live nicely. So then this jinn is a snake. See, the Marabu is talking to Bismillah, okay. It is a snake. That's what he says, Jan, which means snake. You see, Jan. Alors le Marabu parle au djinn qui possède donc la femme qui est exactement âgée de 43 ans, donc possédée par le djinn. Alors donc vous voyez,
ce que donc le djinn est en train de faire, ce sont des gestes de serpent. C'est le djinn lui-même qui a révélé qu'il s'agit d'un serpent et vous voyez ces genres de gestes. C'est exactement un serpent qui peut faire ce genre de gestes. Parce que vous savez, chers téléspectateurs, certains djinns peuvent devenir des arbres, des lions ou bien des serpents. Et là, il s'agit d'un serpent qui est en train de faire ces genres de gestes. Donc vous voyez, au début, le djinn ne voulait pas parler. Donc c'est le djinn qui est en train de faire ce geste. Encore une fois, donc essayez de comprendre la situation. Ce n'est pas une personne qui fait ça, mais c'est un djinn qui fait ça. Donc au début, le djinn ne voulait pas parler. Quand le marabout donc était sur le point d'utiliser donc le liquide vif, le djinn a décidé de parler et de dire qu'il s'agit d'un serpent, donc un gros serpent noir. Donc vous voyez ces genres de gestes, vous saurez exactement qu'il s'agit d'un serpent, parce que c'est un serpent qui remue son corps par-ci par-là, qui remue ses épaules. Donc vous voyez, chers internautes, chers téléspectateurs, donc ce qui se passe actuellement dans la maison du calife, le calife général des djinns, donc du djan djan qui signifie serpent, serpent, snake, snake. You see that? Stay on us. Stay on TMS TV, stay with us, and then just know what is happening in this very house. The house, you know, of Thierno Moulay Sow, the king of the king, the Khalif General of the kings, the television, TMS TV, showing every time what was hidden. Serpent, Jan, Janu jinne, serpent, yëfu jaan lay def gis ngeen ko jaan xam nga jaan nii lay def jaan moo ngi tàkk jaan mbokk yi gis ngeen xam nga ne nit simple du def lii mais instant bi du moom comme li may expliqué jinne bi instant bi moo nekk ci moom waaye doomu aadama yi du ñu gis jinne nit la ñuy gis waaye jinne moo nekk nii bu jinne bi génnee nag nit ki daal di normal. Comme le marabout l'a si bien expliqué, il ne s'agit pas d'une personne qui est en train de faire ces genres de gestes, mais il s'agit d'un djinn, donc le djinn qui possède la femme, le djinn qui est à l'intérieur du corps de la femme, qui est en train de faire ces genres de gestes, qui remue ses jambes, qui remue ses épaules par-ci par-là, parce qu'il s'agit d'un serpent. Il s'agit bien d'un serpent qui fait ces genres de gestes. Donc c'est pourquoi le marabout dit Jan, which means snake. Léegi yow lan nga gën a mën sa àdduna noo tudd d'abord parce que wax nga ñu jaan nga waaye xamuñu noo tudd. What's your name? Comment t'appelles-tu? What's your name? Noo tudd. Who are you? What's your name? You are a snake, but we don't know your name. Ñaata at nga am? Who are you? How old are you? I don't know. Xamatoo yow. The djinn saying. Nee na xamatul kon bu ñu xoolee ne yow depuis 40 ans presque yaa ngi xale bi wala. How long have you been with this very lady? Depuis 40 ans moo ngi xale bu jigéen bi soxna si moo ngi kii parce que kii am na ñaata 43 ans. Because the lady is 43 years old and since her youth, you know, the jinn is just hypnotizing her. Moom am na njaboot am na doom. The jinn preventing her ñaata doom la am. To live happily with her husband, even if she's having some contacts, sexual contact with doomam yi mbaar defoo leen dara mbaar yàqaloo leen. And ñeena ñaar ñu góor ñaar ñu jigéen mbaar yàqaloo ay doomam. The lady has 4 children and the jinn is saying that, you know, okay, the jinn talking about her first child. nee na taawam bi la gën a yàqal dundam. loo ko yàqal loo yàqal taawam bi. You know, he destroyed the life of the first baby, the first child of this very lady. nee na daf ko dëddale ak papam. The jinn did his best to separate, you know, dëddale ko ak yaayam. her first child with her father, her first child with his father. bu leen gisee day mel ni ay butitam la gis. With xam nga ne tamit loolu baaxul ñu dëddale la ak sa papa ak sa yaay. What jinns are doing. jinne bi bon na. Jinns can separate persons mu naan ndeysaan. or human beings, you know, with a family. ana taawam bi. Even a child with her mother or nee na xale bu yaru la ndeysaan. si nga jinne day yàq ba pare ne ndeysaan. And he's saying he is a good boy, but I'm doing def loo xale bi jinne baa ngi jooy parce que
bon lu mu to doon make def xale his bi ba ñu ko parents, jàppee you know, day wax do bad things to the boy, and it is Lan nga koy only the def jinn loo? doing it. ngay jooy jàmm seen kër amul jàmm moom góor la wala jigéen la jigéen la jigéen la Okay, Jigéen la, so the amul first jàmm child seen of this very lady is a Ndeysaan, daughter, foo ko fekk, is a girl, I mu mean. ngi jàpp You yàlla know, jàpp it is ñaaburam. her daughter, it is a girl. And Yàlla then jàpp the ñaaburam. jinn is just doing whatever he can do to separate her naa ne lii from lu doy waar la her father maanaam and soxna from si her mother. soxna si jinne bi dugg jinne bi moo day def examen ak moo neex xel ak moo neex xel moom doomam bi ndeysaan ba mu nekkee xale première rek la doon jël dem ba mu am entrée en sixième te fu mu dem daal daa mel ni lu ñuy wax wëñ su wuddoo ci meew nu muy fës noonu la mel fu mu dem day fës moom xale bu jigéen bi te après mu jàng ba troisième jàng ba troisième may bloqué ba examen yi ngay bloqué examen yi kon troisième fois bi laa ko yërëm ma ne xam jël parce que gis naa ay waajuram niñ ko sonale Alors, pour papam dafa bañ jàng mais yaayam am na ne doomam nit ku baax la am na ko mais saa yu bëggee wax ak papam kooku day defe ne daf koy faral loolu moo tax léegi def leen di seetaan rek ndeysaan bokk yi gis ngeen affaire yi mais du mun a wax dara tey souffrir waaye du mun a wax mun a wax dara donc le djinn doomam bi dem ba vient d'expliquer une chose incroyable. dem ba terminal première fois bi bàyyi ma ko sax mu jàll deuxième tour dangaa nekk ci kër gi daal di yàqal yaay di yàqal doom mais yow baaxoo guddi baaxoo bëccëg boo kuy gis ngeen jinne ni ñuy def njaboot gi topp yaay ji dem ba deuxième tour espérer ndeysaan après nga yàq ma ñëw te jàlloon na de jàlloon na wax dëgg fa yàlla jàlloon na après yow yaa ko bloqué maa ko bloqué maa tax ba binduñu turam ci kii bi waaw noo taxee binduñu turam ma falsifié notam yi yaa falsifié notam yow jinne bi waaw ma falsifié not yi C'est pour ñu important. bañ a kii C'est très bëri ñi nga important. xamante ne d'ailleurs. dañuy admet passé ñu woo leen ne am nga bac bu ñu demee du ñu gis seen liste Bien sûr. fekk ne wala kaana yi la ñooy falsifié affaire yi C'est ça. loolu tamit macha allah yow prof nga woon bien war nga sûr. expliquer loolu parce que daan nga gis xale yi ci école yeeg bac yeeg Ouais, yooyu bien parfois sûr, nga bien gis ne sûr. élève bi kat dafa war a am après mu ne la awma Ouais. C'est très important ce que Randal, le djinn est bàyyi mu en train jàll. d'expliquer. comme xam naa ne rakkam bi tamit dafa doon def terminal kooku c'est la première fois la def terminal ma bàyyi la ñoom ñaar ñu jàllandu parce que xam naa su jàllul jaran woon na ko xaru waaw bu jàllul jàllul na ko xaru moo tax nga bàyyi ko parce que daa am méttitu xol daa am méttitu xol jinne bi garaaw na de mais jinne bi mooy wax nii du xale bu jigéen bi pour seen waa kër yi seetaan ñu xam loo ko wax du ci teg baat loo ko def loo du ci teg baat jinne bi garaaw na nii moom ci boppam am na beneen jinne bu soxor bu nekk ci moom ah moom ah moom moom xale bu jigéen bi waaw doomu kii am na beneen jinne bu soxor bu nekk ci moom kese moom yow jinne boobu ko ëpp doole kooku kay ñemewuma taxaw wetam si jinne boobu ñemewoo ko mbokk yi dégg ngeen jinne bu soxor bu nekk ci moom
Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, vous venez d'entendre donc la dame, si vous comprenez un peu Wolof, elle vient d'expliquer une chose incroyable parce que donc c'est le djinn qui parle, pas la dame qui parle. Donc le djinn qui possède cette dame vient d'expliquer une chose incroyable parce qu'il vient de nous dire que la dame a exactement 4 enfants et vraiment sa fille aînée vraiment a un autre djinn qui est en train de la posséder et qui est en train de détruire sa vie complètement, qui l'empêche même de réussir à ses examens. Quand elle faisait donc la 3e, elle avait du mal à réussir. Elle a eu à répéter ça 3 fois. Donc vous voyez comment les djinns peuvent nous empêcher même de réussir à nos examens parce que donc le djinn a expliqué que c'est lui qui falsifiait ses notes et pourtant quand la fille aînée de cette dame faisait l'examen, elle devait certainement réussir, mais c'est le djinn qui a falsifié les notes, donc qui tout simplement l'a empêché de réussir. Donc c'est vraiment incroyable et c'est vraiment triste parce que la dame à côté de moi est hypnotisée par un djinn et c'est le djinn qui parle, qui nous explique la situation. Donc la fille, donc sa fille aussi hypnotisée par un djinn qui la sépare tout simplement de ses parents parce que cette fille, sa fille, donc la fille de la dame hypnotisée par un djinn n'arrive pas à s'entendre avec donc son papa ni sa maman qui est à côté de moi, tout simplement à cause de ce djinn qui est tout simplement en train de tout faire pour leur faire du mal et les séparer les uns des autres. Donc vous voyez, moi-même j'ai eu à enseigner et des fois vous avez des élèves qui sont vraiment excellents, qui doivent pouvoir réussir et qui n'arrivent pas du tout à réussir. Donc vous devez comprendre, chers internautes, chers téléspectateurs, chers fans, donc les fans de Thierno Moulay Sow, donc the king of the king, le khalife général des djinns, que vraiment les djinns peuvent même nous empêcher de réussir nos examens. Donc c'est vraiment incroyable ce qui se passe là au moment où nous parlons. Donc le djinn est en train de révéler des choses incroyables donc dans la famille donc de cette dame. Donc le papa de la fille aînée de cette dame n'arrive même pas à s'entendre avec sa fille à cause d'un djinn qui est en train de tout faire donc pour vraiment les dissocier et vraiment les causer du tort. C'est pourquoi donc ce djinn vient de dire que même la fille aînée de cette dame est une fille très correcte qui est vraiment soumise, tout ce qu'on lui dit, elle fait ça. Mais malheureusement pour elle, elle est possédée par un djinn qui la sépare de sa famille, qui la sépare de son père, qui la sépare de sa maman. Donc vous voyez le khalife général Thierno Moulay Sow qui a réussi à faire parler le djinn, qui a révélé tant de choses dans cette maison donc du khalife général des djinns, the king of the king, le roi de la médecine traditionnelle. Ladies and gents, you see then what is happening on this very house, in this very house, your favorite channel TMS TV showing you every time what was hidden, you know, just to show us something incredible, something unbelievable, because this jinn just hypnotizing this very lady, possessing this very lady, was explaining something really unbelievable, because you know the jinn explained that this very lady is hypnotized by a jinn, but her daughter, you know, her first child is also hypnotized by a jinn, because when she was doing her exam, even me, I was teaching, I was a teacher, an English teacher in some schools, and then when that lady was just doing her examination, you know, on troisième, she was, you know, unable to succeed in her examination because the jinn was just changing her marks every time, because the jinn was about, you know, to succeed. I mean, the daughter was about that girl, that lady, that first child of this very lady, you know, on my left, was about to succeed in her exam, but the jinn was always changing her marks, preventing her from succeeding. That's why she even did her exam 3 times when she was doing troisième, and even when she was doing the baccalaureate exam, because she was doing it with, you know, her younger brother. The jinn did his best to let them succeed, because if she didn't succeed, she would suicide, she would kill herself. You see then what is happening, how jinns can destroy lives of human beings, how jinns can even prevent us from succeeding in our exams. You see that. Stay with us, on TMS TV, and you will see what will happen. The Marabout Thierno Moulay Sow, the king of the king, will then just deal with his healing sessions. Donc je viens de le dire en anglais, chers internautes, chers téléspectateurs, je viens d'expliquer que les djinns donc peuvent détruire les vies des gens. Donc vous voyez ce djinn qui a détruit la vie donc de sa première fille, qui l'a empêché d'avoir son BFM à temps,
donc qui l'a poussé à refaire le BFM 3 fois, l'a tout simplement laissé passer au bac. Parce que quand elle faisait le BFM, la fille donc aînée de cette dame, elle faisait ça avec son petit frère. Et le djinn, sachant que si elle ne le laisse pas, elle ne la laisse pas, ou bien il ne la laisse pas du moins se passer, donc cette fille tout simplement va se suicider. Donc il l'a laissé tout simplement passer parce que la fille de cette dame voulait tellement réussir et avait vraiment donc une sorte donc d'égoïsme et ne voulait pas refaire l'examen. Il l'a laissé tout simplement passer pour éviter qu'elle se suicide. Donc vous voyez, chers internautes, chers téléspectateurs, comment les djinns peuvent vraiment transformer la vie d'un être humain, comment les djinns peuvent empêcher à l'être humain de réussir donc dans sa vie. Nous laissons la parole au Khalif général des djinns, the king of the king, le roi de la médecine traditionnelle, continuer tout simplement sa session de guérison et vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez la suite. Donc restez avec nous. Merci de votre fidélité. Restez sur la TMS TV et vous verrez la suite. nekk nit koo xam ne waaw fu mu tëll amul dof amul xale la amul mag la ñëpp seen bët ci moom yeneen saa yi sax ndeysaan day sañse di génn su tasee ak dof laa la wax de day tase ak dof ndeysaan kooku nekk soxna si taaru nga macha allah dof yi sax dañ naan taaru la sama diggante ak yàlla mais yow instant bii ni moom bu ñu xamoon man xaw ma ko mais man gënoon na taaru ni de wala yaa ko xaw a saboté wala kenn waaw parce que bëggatuma kenn xool ko jinne yi dañoo garaaw xaw ma nu mu meloon bu njëkk de waaye gis nga dama bëggul kenn xool ko buggoo kenn xool ko waaw léegi moo tax daal moo tax yaramam yëpp laa yóbbu yaram bi yëpp nga yóbbu melul woon nii léegi mu bëggul sax lekk day xiif sax de day xiif sax mais du lekk ndeysaan yeneen saa yi su toogee ci ndab bi rek doomam yi nekk waaye yow doo lekk ndeysaan amoon na ay temps sax même doomam yi sax su toogee ci ndab bi rek ma indi ay xalaat indil ko ay xalaat muy jooy guddi yii xaw ma ñaata at du nelaw guddi nee na xamul ñaata at du nelaw guddi boo koy jinne yi su baaxuñu nelawee 1 heure de temps ma fëgg ko nga fëgg ko ci këram da ci yëg dara wala du ci yëg dara ci këram du yëg dara parce que jëkkër ji moom su ko waxee sax kooku day ne moo yow man heure bi may jóg ma dëgg ngay xandoo te fekk yàlla xam na ne yeneen saay lu muy nelaw 30 minutes ci guddi yeneen saay day tëdd 21 heures 22 heures ba bu ñu noddee du nelaw su jullee fajar lay nelaw moo tax léegi nit ñi di ko naan waa diw patron la diw nii la parce que xam nga rek nelawoo guddi fajar diggante fajar ak 9 heures kay boo fa foraatoo nelaw fa nga nelaw nag nit la mais yow jinne bi yow doo nelaw yow déedéet man duma nelaw doo nelaw walla gis nga yeneen saay boo gisee lu ëpp nag ma koy yee parce que nit ñi suñu jógee dafa bari ay noon nag nu mu bëree ni ko bëgg noonu la bëree ay noon noonu la bëri ñu ko bañ noonu la bëree ñu ko bañ nit mën na ko gis nii xamu ko sax bañ ko nii waaw naan diw dafa réew diw dafa rëy parce que bëggul nag ku ko yeb déedéet mën na xaritoo ak ku nekk moom xaritoo ak baadoo la sax moo ko gënal xaritoo ak ku am alal waaye nag ci le respect ku mu dugalanteel danga koy respecté par force munoo ko nga dem mu dem faalewul borom alal faalewul borom tur moom daal
ki ci kaw ba ki am dërëm la yemale kiif waaw léegi moo tax nag léeg-léeg boo ko gisee nii bon mën nga ko gis nii mu neex la ci saa si mais mën nga ko gis nii tamit nga bañ ko parce que surtout jigéen yi dañuy ne diw dafa bëri tiitar diw xamul boppam dangay gis ndeysaan ay ñoo xam ne suñ ko gisee ñu koy reetaanal te fekk ñoom xamuñu moom nand na leen bu yàgg bàyyi leen ci biir rek bàyyi leen ci biir parce que bëggul frustré kenn déedéet moom daal noo ñëwee si moom mu jàppee la noonu noo ñëwee si moom mu jàppee la noonu. moom daal ku baax la. waaw moo tax nga dugg ko. waaw moo tax léegi nag ma kaa bàyyi nag ci su ma ko bàyyee rek day torox. da nga koy bàyyi nag parce que gannaaw ñëw na fii. su ma ko bàyyee Thierno mën naa la waatal si yàlla. waaw. temps yi rek am na ay dëmm ñu ko jël si. waaw dëmm moom dafa bari waaye nag bu amee ay protection ak ay musluwaay. temps yii ñaata dëmm ñoo ko jël si woon. yii ñoom daal dañuy varier léeg-léeg mu am ñaar léeg-léeg mu am ñett léeg-léeg kenn ñëw waaye nag saa yu ñu ñëwee rek damay xeex ak ñoom. waaw après nga gis bu fekkee doomam yi lañ jël si nag. waaw da ngay gis mu tëb ci nelaw su tëbee ci nelaw rek léegi ñooñu dañuy xam ne diw yeewu na moo tax ñooñu di daw walla jëkkëram sax yenn saay day am ay noonam ñu koy fexeel moom jëkkër ji waaw suñu demee ci sëriñ waaw di ko liggéey sëriñ bi su commencé wér rek moom day tëb moom soxna si. day tëb su ubbee ay bëtam rek sëriñ dina wér du téeméeri at du ko mënal dara. du mënal jëkkëram dara. parce que moom mooy aar jëkkëram. moom soxna si mooy aar jëkkëram. aar jëkkëram waaw. mais jëkkër ji gëm na yii walla gëmul yi. jëkkër ji sax léeg-léeg xaw ma ndax day xaw a tiit moo tax du bëgg a gëm man daal comprendre ma parce que pour te dire bu muy ñëw fii dafa nëbbatu de. bu muy ñëw fii dafa nëbbatu. premier jour bu mu ñëwee fii. waaw dafa nëbbatu. waaw tàgguwul sax jëkkëram. waaw mu ñëw. waaw keroog boobu lundi boobu gisoo ko parce que ñëwoo woon léegi jëkkër ji woo ko fii ci ngoon di aalu ci téléphone bi waaye yow foo dem fan nga nekk parce que jëkkër ji dafa fiir ba dof la def su génnoon ci bunt kër gi sax gis mu wax ak xale bu ndaw moom xel bi daal di génn. waaw jëkkër ji moo yey fiir. léegi keroog mu woo ko fii après mu ne ko ah man de maa ngi jéggalu de génn naa tey mosuma génn te tàgguwuma la waaye tey fi ma ñëw ah sëñ bi dafa ne boo tàggoo rek doo mës a ñëw parce que depuis mois de décembre moo ngi bëgg a ñëw. moom xale bu jigéen bi. depuis mois de décembre moom soxna si moo ngi bëgg a ñëw. waaw léegi après jëkkër ji di ko ne waaw man est-ce que man su ma génnee fii taal sama oto dem fii te tàgguwuma la loolu daf lay neex mu ne ko waaw jéggal ma rek damaa xam ne rek su ma la tàggoo kon duma ñëw loolu moo tax waaye su ma ñëwee naa la expliquer yépp léegi après jëkkër ji calmé wu mu ñibbi mu daal di yéeg fekk ko ci kaw mu expliquer ko yépp après mu ne ah d'accord mu gëm ko. jëkkër ji comprendre ko. waaw mu comprendre lendemain bi sax mardi bu muy dellu si jour boobu nga ko gis jëkkëram moo ko indi ba dañoo ñëw ba fii rek ma gëlëmal oto bi. gëlëmal oto bi mbokk yi jinne baa ngi expliqué ah ñoo garaaw gisoo muy ree nag ma gëlëmal oto bi. dañoo ñëw ba xam nga fii am na pont bu kii après may ne muy ne jëkkëram pourtant ci wetu ci kër gi mu ngi ci wetu kii bi de ci wet bi fii la rek mën nga ma wàccee fii sax ma kii
man daal ma koy kii noonu xam nga beneen côté bi lay topp ma tuur ko lënd. nga àll ba comme Kédougou la màggee. waa Kédougou la. foofu la màggee du waa foofu. xam naa Kédougou dem naa fa ñaari yoon yëg naa ay montagne. waaw kay ndeysaan. ay Bandé Fassé. Bandé Fassé waaw kay. Fongo Limbi. Bandé Fassé. Salémata. Saraya. loolu yëpp ci Kédougou bi la. man dem naa Kédougou ñaari yoon. ndeysaan. léegi montagne gis nga am na ay bu montagne. mu nekkee woon xale xam nga foofu àll ba ndeysaan ñun suñu temps xale bu ñu gisee avion ñëw dañuy tëb di naan avion ñëw na avion ñëw na. yéen ñan. non xam nga xale àll ba rek. bu njëkk bi temps yu njëkk bi. wala jinne bi mooy wax ni. man maay wax ak yow. yow kan. man Diane maay wax ak yow Thierno waaw. yéen boo leen gisee avion da ngeen naan avion ngi nii. même xale nit ñi. waaw dañuy wax loolu. léegi moom xale bu jigéen bi. su daan gis avion ndeysaan. day ne si day ne ci xolam daal. mu ne man bëgg naa seeyee Dakar su ma seeyee Dakar. ndeysaan lu ma am lu baax dem koy jënd. wala yeneen saay sax su ma nekkee borom alal bu bari ma togg ay togg yu neex ma yóbbu ko aéroport ñu yónnee ko sama yaay aka moo yéene yaayam lu baax. moom soxna si. aka moo bëgg yaayam. ana yaayam. yaayam mu ngi foofu. mu ngi Tamba mooy Kédougou. mu ngi Tamba ñoom waa Tamba lañu. waa Tamba lañu. waaw aka moo bëgg ay waajuram. ndeysaan day tëdd guddi du nelaw di jooy di xalaat lan laa def yàlla ba yàlla teg ma lii lan laa def lu bon ba yàlla teg ma lii. fekk lépp sa pexe la yow. yépp sama pexe la. boo ko gis ngeen jinne garaaw na jinne doy waar na. ay nit ñu ko mën a jàppale jëkkëram su demee liggéeyi day ne yii xaaral tey moom am naa xaalis su ma demee xaaral ma may sama jabar. jëkkëram day am yéene pour may jabar ji di ko defar. mais après. jëkkëram utal na ko permis. utal na ko auto école. utal ko permis. waaw pour jëndal ko oto. gis nga permis bi 3 mois la am ci moom est-ce que am na sax 3 mois. après. mu daal di dugg ci car rapide. déedéet ci bus ci Tata. waaw mu ñëwoon parcelle fii rek. waaw. ma sàcc permis bi. nga sàcc permis bi. waaw. yow jinne bi yaa sàcc permis bi. depuis 3 ans mënul fexe ba récupérer permis bi. permis bi fu mu nekk. permis bi man sànni naa ko. parce que pochette am laa jël. permis am ak carte d'identité am. loo ci jublu ci sànni bi. parce que bëgguma moo am oto. jëkkëram amoon na yéene jëndal ko oto. yéen da ngeen xamul rek. kii boo leen ko gisoon yaa 10 ans ci ginnaaw. ma ne la jabar président fu mu taxaw fa. moom soxna si. même fu mu nekk nii dafa gëm boppam. faalewul borom alal. faalewul jigéen bu rafet. faalewul moom daal xam na mooy kan. loolu daal moo ko intéressé. moom mooy kan maanaam. xam na boppam daal. xam na valeur am. yow da nga waroon gis 10 ans ci ginnaaw. ñu déggee ne jinne bi moo ko lakk moo ko yàq. waxoon nii rek kooku daan. jinne bi. 10 ans ci ginnaaw léegi passé. ba tey passé wu. loolu yëpp yow yaa ko def daal yow yaa ko yàqal loolu yëpp daal yaa yàq avenir am daal. maa yàq avenir am maa yàq dundam bi. parce que nee naa la maa ko bëggal sama bopp. waaw léegi nag macha allah mbokku julliti mbokku taalibe yi kër gi gars yi reer nañ ba pare man añaguma ma fexe génne jinne bi xool ni ma añee macha allah ñu continuer liggéey bi parce que am na solo torop léegi nag bëggoon naa nga daal di ma tuubal la ma jox la tur nga bàyyi xale bu jigéen bi mu am jàmm soxna si mu mun am jàmm ak doomam yi mu mën a sëy mën a nekk ak borom këram ci jàmm borom këram lépp lu mu ko yéene mu mun ko jox yow nga bàyyi ko tout tranquillement moom mu am jàmm vraiment ba pare après mu ut ay musluwaay def ci yaramam dëmm yi bañ ko laal c'est tout mais yow nga bàyyi ko non day baax kay
parce que yow nekk bi nga nekk ci moom baaxul ndax presque yàq nga laay fam nga ne alal laa ko tere. yow yaa ko tere am alal alal laa ko tere. lu tax nga tere ko alal. non parce que li ma la wax lii. waaw léegi nag ñun duñu dégg jinne bi ku bon la yàq na laay fam fu mu nekk nii visa yi ñu ngi nii di rangloo. waaw invitation yi Europe waaw ñu ngi nii di rangloo. waaw waaw parce que ay xaritam ak ay nitam ñoo xam ne moom ak ñoo magandoo ñi nekk Europe ñëpp ñu ngi koy topp waaye yow tamit ñaanal sa jëkkër nga ñëw nga def GP walla nga ñëw di kii jëkkëram ubbil na ko ñaari yoon boutique seen kër. ci kër ji ubbil na ko ñaari yoon boutique. ma yàq ko. da yàq boutique yi. ma yàq boutique yi. defe naa borom këram bu seetaanee vidéo yi dina xam ne ndekete lu muy ubbil yàqalam jabaram yëpp. machine lan. ñaari machine u ñëw. machine yu bees takk. depuis ñetti at machine yaa ngi ci salle bi. mënu ciy liggéey mënu ciy def dara. kan moo téye machine yi. yow tamit su ma ko bàyyee mu liggéey mu am. léegi bëggoo mu am. mais jinne. su ma bëggoon mu am xaalis bu weex tàll laay compter jox ko parce que ñàkkuma ko. waaw léegi nag man lu ma jaaxal jinne bu dee bëgg nga nit ki kay da ngay fexe mu am nekk ci jàmm nga nekk ak moom sax mais yow nga nekk ak nit ki bëgg nga ko bëggoo mu am nga koy toroxal muy torox mais am boo bëgg amul foofu bëgg kay da ngay jëriñ nit ki mais bul jëriñoo ci alalu nit ki te yow doo maanaam doo ko jëriñ parce que jinne yu bari ay walaakaana lañu dañuy xam ne am nga wërsëg ñu topp la jël sa wërsëg jël sa alal te ñoom duñ la jëriñ léegi nag yow nga ne am nga ko ñàkkoo ko. ndeysaan fu la yàlla ut ba bu commencé di ci réussir gis nga xaalis bu mu la fayee nii xaalis poulailler bi xaalis poulailler bi. moom la indi waaw. dégg nga nee na parce que ñëw na fi keroog am na lu ma jox am na lu ma desal aussi xaalis poulailler bi moom day yar ay ginaar. waaw comme day kii day tànte rek pour mu am lu muy suturloo kay. léegi mbaar ginaar yi tamit doo rey ay ginaar yeeg yooyu. si. parfois nga rey ay ginaar. te man su ma koy rey sax dem ko koy won ci gént. ah da nga koy won ci gént di rey ay ginaar à peu près ay ñaata ginaar nga ko daan reyal. amoon na ay temps comme ci temps tàngaay bi nii. damay rey ay 20 parce que day jënd 100 ginaar. 100 ginaar lay dugal 100 poussin lay dugal nga rey 20 ginaar. amoon na benn instant may rey 15 may rey 20 may rey 5 ndeysaan su ma ko yërëmee ma rey 5 kese. boo ko yërëmul. waaw ba ma ko yërëmul nag ma def ay 10 ay kii parce que moom ay ginaar yu baax lay jaay. ay ginaaram ginaar 2 kilos 100 2 kilos 200 2 kilos 300 te 3000 francs la koy jaayee. léegi yow boo calculer 3000 francs nga dindi ci 20 ginaar loolu du 60 000 waaw. léegi ginaar yi ngay rey yow lan nga ci jublu. non mais yàqal ko rek parce que bëgguma mu am damaa bëgg jëkkëram di ko jéppi di naan waaw yow loo dama la defal rek mënoo kaa gérer da ngay yàq rek loolu moo tax. maanaam ginaar yi daal yow yàq rek nga ci jublu. non man kay man boutique yi woo machine yi woo ginaar yi woo yëpp. yàq rek nga ci jublu. pour mu bañ a am rek. kese du leneen man daal man bu mu am rek. léegi mën nga ko bàyyi wala mënoo koo bàyyi. mën nga ko bàyyi wala mënoo koo bàyyi. non man sama problème moo di parce que démb moom wax na ak man ci gént. moom xale bu jigéen. xale bu jigéen bi. démb ndeysaan presque nelaw mais dafa yeewu xaaju guddi après mu ne ma yow xam naa ne bëggoo ma parce que nit ku baax ku ma gis mu war maa jàppale di mbokk di jaamu nga dox sama diggante ak moom
sama jëkkër mënuma am jàmm ci sama sëy sëy na 28 ans 28 ans la sëy 28 ans de moom ak mariage jëkkëram la bi am parce que 92 la sëy macha allah depuis 92 te depuis 92 musul am jàmm këram depuis 92 mënul am jàmm ci sëyam mbokk yi xam nga ne loolu metti na semaine sax jàmm semaine sax mënu ko am ma ne la yenn saa yi jàmm journée sax duma ko may depuis 92 depuis 92 xam nga ne kii sonn na jëkkër ji sonn na jëkkër ji day investir lu ne ci soxnaam si après zéro depuis 92 ma ne ko léegi mu ne ma waaw yow yaa ngi ne danga maa bëgg mu ngi ne dooma defal dara dooma bàyyi ma am dooma may jàmm du sama jàmm jëkkër du samay jàmm doom léegi yow loo ma kii après rek mu ne ma yow sax man bëgguma la mosuma laa bëgg waaw moom soxna si moo doon wax ak yow ci gént moom soxna si moo doon wax ak moom ci gént instant bu mu doon wax ak yow instant boobu yaa ngi woon foofu mais moom ci gént la koy dikkee waaw maa ngi woon foofu parce que moom man su ma ñëwee rek daf koy xam parce que gis nga baaraam yi laay commencé ci fii ngay commencé nii laay commencé waaw di yéeg di yéeg waaw di yéeg waaw ba ci ndigg li waaw digg li waaw ma taxaw foofu waaw digg buy metti moo tax nga indi ko ndigg buy metti dara yeneen saay damay bëgg di ko mettital nii rek waaw ma yéeg gis nga fii waaw fii lay jël paaka jam ko nga jam ko foofu ci maanaam ci ndigg ginnaaw bi waaw jam ko fan ngay jël paaka jam bokk yi gis nga nee na fii lay jël paaka mu jam soxna si day jékki-jékki rek jam ko duut ko paaka su ma ko jamee waaw nga gis mu def nii nga gis mu def naan day mel ni yax bi day xaw a déplacé wu waaw après mu def nii nga gis ma mën a dugg bu baax waaw ma placé wu xol bi waaw gis nga bu fi yéegoon escalier waaw ci day sonn day mel ni safara la kii xol bi walla yenn saa day tëdd lalam sax xol bi am douleur boo xam ne ndeysaan ñemewu kaa wax parce que xam na jëkkëram day tiit femme bi daal dafa dëkk ak douleur nitu sutura la daal nitu sutura la day am mettit bu koy rey waaw mais muy foo di rey du am mettit bu koy rey te fekk waaw su ko waxoon waaw xëy na tamit su ko waxoon tamit duñ ko gëm waaw loolu mooy problème bi fekk bu ko waxoon du ko gëm non jëkkëram parce que jëkkëram gëmul yeneen saay suy jëkkëram du gëm yeneen saay su ko waxee ne lii daf may metti walla ki waaw jëkkër ji du ko gëm mooy problème bi waaw donc loolu moo tax dem na ba miin loolu léegi elle préfère souffrir dans la douleur intime comme daal moom soxna si bu ñu ko déggee maanaam moom daal day dund douleur daal amul jàmm ci sëyam day sonn amul jàmm daal saa su ne yow da nga koy dund loolu lu metti depuis 92 yaa ngi koy sonal ci sëyam amul jàmm ci borom këram loolu metti na mbokk yi gis ngeen macha allah añ lañ may woowee ni te instant bi 22h jot na. waaw diw. waaw dafa liggéey jëkkëram. diw dafa liggéey jëkkëram. dañuy wax diw dafa liggéey jëkkëram te loolu dara amu ci. loolu moo tax
kooku nangul takk ñaareel ba tey. dañuy wax loolu moo tax kooku nangul takk ñaareel. waaw te suñu xamoon li jëkkër ji xam. te fekk soxna si liggéeyul jëkkëram. nee naa la kii faalewul kenn. faalewul kenn moom jëkkër ji daal la macha allah jëkkër ji rek la bëgg. ma ne faalewul kenn su ma la ko waxee. waaw moo di borom alal safu ko. borom alal safu ko waa jigéen ju baax nag. bu koy ne sa jëkkër kese. koy won ne dama am lii. waaw mu won la ne faalewuma la. waaw. waaw. waaye léegi ma fexe génne jinne bi nag fexe añi parce que nag instant bi 22h jot na ma fexe génne jinne bi daw añi ñëwaat waaw loolu la ñu fexe génne jinne bi après ñu mun a añi ñëwaat waaw. nga promettre ma. nga promettre la. man nag sama problème mooy du ma mun a promettre jinne dara man jinne du ma promettre jinne. waxuma la soxlawuma la dara ci yow. waaw soxlawuma dara ci yow. waaw. aaral ma ko. waaw. aaral ma njabootam. moom affaire am dinaa ko aar waaye njabootam bu ñu buggee ñu aar leen dinañ ñëw parce que moom la ñuy lijjanti fu mu nekk nii njabootam suñu buggee dañuy ñëw consulter ñu xoolal leen ñu jàppale leen. waaw. bu ñu ñëwee dinañ leen jàppale incha allah. parce que yow xam nga situation. waaw xam nga tey yow xam nga situation dara ëmpoo la ci situation. waaw. njabootam bu ñu ñëwee bu ñu waxtaanee dinañ ci def jàppandal pour jàppale ko incha allah. prévoir na surtout doomam bu jigéen bi. waaw prévoir na pour indi ko. waaw bëgg na indi doomam bu jigéen. waaw mais à condition. waaw. mu génn ci li mu nekk. waaw. ba amal boppam. waaw après mu indi doomam bi. incha allahu rabbi. instant bi nit ki mooy jooy wala jinne bi mooy jooy. Thiane maa ngi wax ak yow. waaw non man xam naa dama bëgg nit ñi xam quoi boo gisee yi question yu bëri. waaw. gis nga man duma koy aar sax. waaw. gis nga démb. waaw. moom ndeysaan à chaque fois. gis nga ñi ñaa ngi ci biti. day génn ñaa ngi toog patienté waa noonu la ñoo ngi ci benn jinne fii bu ñu paree ci jinne bi fexe añ après mun a jàkkaarloog gaay ci ndox nga koy gën a feeju. yow. soit taw. may taw. waaw. ma koy tooyal ba mu tooy xepp. walla ndeysaan ma koy jàppaloo. nga koy jàppaloo. yeneen saa yi day jàpp. maanaam yow fan nga dëkk dëgg jinne bi fan nga dëkk. man ci ndox laa yow ci ndox nga dëkk. fan ci ndox ban dëkk fan. man fii laa dëkk. fan. Dakar. Dakar. Dakar fan ci Dakar. ci ban géej nga dëkk wala ci ban dex. est-ce que du dex laa dëkk. fii Dakar fii dafa am dex. waaw. am na ay dex kay. am na ay dex xanaa ay dex yu ndaw yi. waaw. waaw ci gis dex nga dem koy def muy jàpp. muy jàpp léegi buy jàpp yeneen na saay non day jàpp comme kuy julli. waaw. yeneen saay day jàpp ba tëb ci nelaw rek. gis ndeysaan muy raay nii loxo bi. daf koy yëg de. daf koy yëg. waaw même démb ndeysaan dafa jàpp démb ci guddi dafa jàpp ba waaye li ma yéeme nag ci jàpp bi démb dafa jàpp ba pare après mu fàtte ne tooyalul bopp bi. waaw. après léegi ki mu doon jàppandoo kooku ñëw jël ndox ci pot defal ko ndox mais ndox bi xaw ma pot bi moo amoon sow xaw ma lan la mais ndox bi daal ndox bu mu mujj laal bi sow la dafa ànd ak ndox bi dafa ànd ak sow après kooku defal ko daal def nii après mu dem ci néeg bi mu ne leen jox leen ma kaala ma dem julli après ñu jox ko kaala bu weex. waaw foofu daal la yeewoo. waaw. léegi yow jinne bi yow lan nga gën a mën sa àdduna dégg naa nga ne am nga ko ñàkkoo ko maanaam yow
kon jinne doo jinne baadoo la wala am nga alal wala. non ay yow tamit. man damaa ñàkk fayda ba di baadoo la di dugg ku ñàkk fayda. comprendre ma foofu. dama kaa am. moo tax ma mën a téye xale bi. mën a téye xale bi. waaw da nga kaa am. waaw. ok léegi yow. lan nga gën a mën sa aduna. yow ban loo mën yow loo mën. jinne mën naa aar nit. mën nga aar nit. nee na ak lan. mën naa aar daal. ku bëgg a yàqal nit. waaw wax dëgg. bugguma ko soxor. yow yaa ngi koy jaay yow soxor moom xale bu jigéen bi yow bëggoo ko soxor mais yow da ngaa soxor. non mais damaa bëggul mu dem bàyyi ma parce que moom su demee su amee daf may bàyyi su amee day dem di wër ay nit comme yow donc parce que moom xam na am na lu nekk ci moom. soxna si xam na ne am na lu nekk ci moom. borom bopp la de. xale bi bu mu doon jàngam sax maa ko yàqal jàng. waaw. ok léegi ñëwal ci français ak ci anglais rapidement nga résumé lu mu expliqué fii moo yàq njàngam moom moo ko sonal yàq laay fam yëpp waaw waaye nag dina ko bàyyi. waaw jëkkëram. fayal formation. mu daan fayal formation. formation secrétariat. waaw. ndeysaan. kon jëkkër ji ku baax la daal moom tamit vraiment. jëkkëram wax dëgg fiiraange gi daal moo ko yàq. waaw mais góor dëgg da ngay fiir boo buggee sa jabar da ngay fiir. ma ne da ngay fiir mais fiir daa am fu mu yem na. ma ne yow yaa ngi nii topp jabaram fiir na waaye mënu la fiire. ma ne fiir daa am fu mu yem. comme fan. mais fiir ba doo may nit ki mu nooyi sax. am na góor yi nga xamante ne moom bu ñu gisee sa jabar rek boo nooyalee rek ñu jéem a détourner sa jabar. loolu daa fekk mu nekk ci jabar ji. waaw loolu tamit dëgg la. dafa fekk ay jigéen yi nga xamante ne dañoo nooy bopp. kii su bëggoon man su ma ko bàyyi woon. te mu neex ko. góor ba mu nee nii. nga wadd ci suuf waaw. tax loolu. non mais loolu yàllaa ko def ci moom. yàlla moo ko def ci moom. waaye léegi nag macha allah. waaw. waaw. te moom nag yàlla daa def. waaw ci lu mu dugg. pee rek. maanaam lu mu dugg rek da ci am ndam loolu la suñu borom def. waaw kay waaye ndeysaan gis nga ñaari fan examen yi bu ñu desee ñaari fan. waaw. parce que man su ma koy yàqal man dem ko koy won carrément. da nga koy won mu gis ko. waaw. après nga yàqal ko. après ma yàqal ko. mbokk yi dégg ngeen jinne bi. su am na gént yoo xam ne su ko defee rek day xam ne tey moom sama journée du day xam journée du neex. Donc, chers internautes, chers téléspectateurs, vous venez d'entendre ce que le djinn est en train de révéler. C'est un djinn qui est en train de détruire la vie donc de cette femme à côté de moi. Le djinn qui fait tout pour la séparer de son mari. Et même si elle veut laver les habits de son mari, le djinn donc l'empêche de le faire. Donc il est en train de tout faire pour la dissocier avec son mari parce qu'il dit qu'il l'aime et il veut tout simplement la garder pour lui-même. Donc un djinn qu'il a suivi depuis son enfance parce que cette femme qui est âgée de 43 ans est suivie par un djinn donc depuis 40 ans. Donc vous voyez comment les djinns peuvent détruire la vie donc des êtres humains. Le djinn a même révélé que son mari a acheté des machines à coudre donc pour la femme, mais le djinn donc l'empêche de les utiliser. Et le mari a même ouvert une boutique pour la femme, mais tout ça a été gâté donc par le djinn. Donc vous voyez, son mari a même donc voulu acheter une voiture pour elle, mais ça n'a pas abouti. Il a aussi donc il lui a donné de l'argent pour qu'elle fasse donc
des études donc en conduite pour avoir le permis de conduire, mais quand la femme avait donc le permis de conduire, c'est le djinn lui-même qui l'a volé et qui vraiment depuis 3 ans, elle n'arrive pas encore à récupérer ce permis de conduire. Donc vous voyez, parce que lui il dit, le djinn, qu'il ne veut pas du tout que la femme soit riche, qu'il ne veut pas du tout que la femme ait une voiture, qu'il ne veut pas du tout que la femme soit dans un climat de paix avec son mari. Donc le djinn qui a expliqué même que la femme a donc beaucoup d'invitations donc venant de ses amis avec qui elle vivait depuis son enfance, avec qui vraiment elle avait des affaires depuis qu'elles étaient ici au Sénégal, qui vraiment veulent l'inviter, qui veulent lui demander de venir en Europe, de faire beaucoup de boulot, mais le djinn donc les empêche vraiment de faire ces genres de gestes, ces genres d'actions humanitaires. Donc le djinn qui veut tout faire pour l'empêcher d'avoir de l'argent, pour l'empêcher de gagner sa vie. Donc vous voyez, son mari a même payé une formation de secrétariat pour la dame, mais vraiment ça n'a pas abouti. Tout ça, c'est le djinn qui fait ça. So ladies and gents, dear followers, ladies and gents, followers, fans of TMS TV, fans of Thierno Moulé Sow, you see then the djinn explaining whatever he has done to this very lady on my left. He even said that he destroyed all the life of this very lady because he doesn't want her to be rich. He doesn't want her to live happily. He doesn't want her to go away and to let him alone, because the jinn says that he does love this very lady and he's doing everything to separate her to her husband, to separate her to her parents, to separate her to her children. You see, and the jinn explaining that, her husband, the husband of this very lady on my left, just bought some, machines for the sewing shop, but she's not even able, still able to use this sewing machine because of the jinn. Even the husband opened a shop for her, but she's not, that shop didn't go along because of the jinn destroying everything, preventing her from being happy. Even some of her friends inviting her every time to Europe are not, being able to, continue their aim, to continue their wish because of the jinn, every time destroying. Even the husband then tried to make her learn how to drive a car and having a driving license, but because of the jinn stealing that driving license, this woman is still lagging behind this driving license for 3 years and not being able to have it back. So ponder over this and focus on this very situation and know how jinns can destroy lives of human beings. You see then how the woman is doing, because that's the jinn doing this. The jinn even explaining that he is a big snake, and then whenever he is entering in this very body of the lady, he is beginning from the feet and then coming to the back. You see then right now the jinn is doing something from her back, because the jinn, when he is ready to get inside the body of this very lady, he is just kicking her with a knife and then being able to get inside the body. You see then the jinn saying that he's even having sexual contact with this very lady, and saying that this lady is even having relations with her husband, but not being able to have pleasure because of the jinn saying that he does love her and he does want her to stay with him and to be only for him. You see that we will just give the floor to Thierno Moulé Sow, the king of the king, the Khalif General of the jinns, so that he continue, he deals with his healing session. So stay with us on TMS TV and see what will happen after. ngeen mooy walis di def ay yéen a ngi dégg loo xam nga jaan day def loolu ngi def ay affaire de nit mënul def lii c'est du jamais vu
C'est du jamais vu, vraiment incroyable les sons que vous entendez parce que c'est la femme qui est hypnotisée par un djinn, je veux dire. Donc le djinn qui hypnotise la femme qui est en train de faire ces genres de gestes, ces genres de sifflements. Donc le serpent qui est en train de siffler parce qu'un serpent peut siffler. Donc c'est un serpent qui est un djinn qui est en train de siffler. Donc c'est incroyable, vraiment quelque chose qu'on ne peut pas tout simplement imaginer. Donc vous entendez vous-même les cris, les siffles donc, du djinn. So you hear then, ladies and gents, dear followers of TMS TV, you hear the snake, you know, just whistling because it is a snake, the jinn being a snake, you know, a big snake, whistling every time. You see then, you hear, you know, how this very snake is, you know, whistling because you can see a person, but it is not a person doing this, it is just a jinn doing this. Donc, chers internautes, chers téléspectateurs, vous voyez une personne, mais il ne s'agit plus d'une personne, il s'agit d'un djinn qui est en train de siffler, qui est en train de faire des actions d'un serpent. Donc, vous voyez, il est en train, donc, le djinn, de remuer les pieds, donc, de faire sortir, donc, tout simplement son corps à l'intérieur du corps de la dame. Donc, vous voyez, vous entendez ces sifflements parce qu'il s'agit d'un serpent qui est en train de siffler. Donc, on laisse la parole à Thierno Moulay Sow pour qu'il continue, donc, sa session de guérison, qu'il puisse tout simplement sortir le serpent, ce djinn du corps de la femme. léegi nag mbokk yi ñi seetaan ñi ñuy déglu yéen a ngi gis jinne bi moo ngi def ay wëlis xam nga jaan bu nekkee ci àll bi nii lay def boobu maanaam ku yàgg a dem ci àll da ngay dégg jaan yi nii la ñuy faral di def waaw defe naa ne mbokk yi lii lu leer naññ la macha allah ñi ñaa ngi suivre travers TMS TV gis ngeen Saliou Samb macha allah wax na fi am solo macha allah mbokku julli ci mbokku taalibe yi saa su ne ñoo ngi leen di feeñal di lépp lu nëbboon TMS TV moo ngi koy feeñal dee leen commentaire bu baax a baax macha allah di aimer vidéo yi en même temps tamit macha allah di abonné c'est important abonné yi gis ngeen moo ngi yokk ñi ñaa ngi gën a suivre dee leen partager tamit vidéo yi nit ñi di ko seetaan di yee nit ñi di ko partager ci groupe WhatsApp yi loolu tamit baax na trop day tax mu tas nit ñi mën a comprendre nit ñi mën a yeewu dee leen partager vidéo yi bu baax a baax ci WhatsApp yi ci Facebook yi pour doomu aadama yi di ko seetaan macha allah ndax day dimbali nit ñi daal waaw.